nu bokk ci yooyu rek élection ba xët-xët ya sax tàmbali fa jip ñuy fàttali itam seen mandataire national ba Déthié Fall ma nga woon ca foofule ci buntu direction des élections ñu teewlu Barthélémy Diaz. attendez que la sama boy ñu ngi ñëw boy ñu rek ils ont invalidé notre liste. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Mais parce que dañuy wax ak ñoom ñuy def ko dama ne ils vont pas. Vous allez pas voir la liste de Dakar. Parce que c'est pas comme ça que je comprends. Je dois être le maire de la ville. Je pense non. Ils sont matriculés à l'intérieur. On n'acceptera pas. Non. Ne vous inquiétez pas. Dama ne boy ñëw. Dama ne ba gars yi ñëw rek. Dem leen wuti renfort parce que gars yi ñëw. La liste. mi ngi noonu Barthélémy Diaz ak ñi mu àndal ci xët-xët yooyu jàppale ne sax jamono ñu àddoo ngeen di teewlu ñu ngi amal ak janok way taskatu xibaar yi njiitalu bokk moomeel bu ville bu Dakar moom Barthélémy Diaz xëy na daan ci ñëw ci lu mu yaatoo ci sunu yoonu jotaay xibaar yi dikk ñu des ci wàllu yi ba léegi ak mbirum investiture yi ci élection législative yi ba léegi gis nañu ne dafa créer ay frustration yu bari rawatina ci coalition yu nemmeeku ci opposition bi coalition Yewwi Askan Wi nag lañ ci gën a ràññee bokk na ci nga xam ne yëkkati nañu seen kàddu naqarlu xeetu frustration gi ñuy dund ci boobu coalition Moustapha Guirassy Moustapha Sy Djamil Cheikh Bamba Dièye ak maître Moussa Diop ci ab communiqué leader yooyu yëpp béjj nañu seenu ko naqar ci nun ko doxalee ñoom en tout cas kilifa Yewwi Askan Wi ñu teewlu ci Safiatou Ba Ndiaye mi ñu ko jàngatal. agi jot na bu maître Moussa Diop PNG parti nouvelle génération bu Mamadou Lamine Thiam appel 3J bu Aminata Lô Dieng bés du ñàkk bu Serigne Mansour Sy Djamil crédit bu professeur Amidou Dat FPRS bu Djibril Diop FSDBJ bu Cheikh Bamba Dièye set bu Moustapha Bamba Guirassy par Suxali Sénégal bu Abdou Karim Fall lii toll si juróom-ñeenti parti yu bootu ci Yewwi Askan Wi yoo xamante ne ñu ngi nakarlu tey dàq ba mu set rek li ñu jàppee comme procédure antidémocratique bu ñu defee investiture coalition Yewwi Askan Wi yi les leaders yu parti bi jàpp ni rek ay calcul politicien dafa mel ni rek moom la ñu jiitale ci valeur yi nga xamante ne ñoom ci seen bopp ñoom la ñu xaatimoon ci seen charte yooyu les membres fondateurs bu coalition Yewwi Askan Wi di xamle ne doxalinu coalition bi dafa violer principe de transparence yi nga xamante ne moom la ñu yàgg xeex yi les partis yi leeral ni ba fi mu toll ñu ngi ci biir Yewwi Askan Wi di nag lancer alerte askanu Sénégal yépp ngir ñu xam wala sax ñu nekk ay témoins ci seen taxawaay ñoom bi ñu jàpp ni rek taxawaayu patriote la ndax jàpp nañ ni ñoom ci seen bopp du ñu nangu benn yoon ñuy jëfandikoo mer wala frustration askan wi ñoo xamante ne du jëriñ askan wi waaye politicien bi ci boppam lay jëriñ. mi ngi noonu Hadj Mansour balaa ñu xuusani ñu wax ci situation bu ñu fi gis tey muy njiitalu bokk moomeel bu ville bu Dakar Barthélémy Diaz ak xët-xët yu ñu gis léegi ci buntu direction des élections ndax seen liste départementale bi la ñu ne respecté wuñu parité kon dafa war a folklore loolu la ñu ne duñ ci daal. non question bi mooy am na wala amul. est-ce que liste bi respecté na parité. wala respecté wul parité. foofu la question bi nekk. xam nañu ni ñeent yu mujj yi. ay góor dong la. kon respecté wul parité. bien sûr te loolu lañ leen reproché d'ailleurs. kan moo composé liste yi. bi ñu koy monté liste bu Dakar ñen ñoo nekkoon ci bureau ba ñu leen jagleeloon ci direction des élections ñu toog fa am temps. ñu nekk ci conditions yu baax. am machine imprimante. am clim am seen temps composé liste yi saboté ko kan la. xanaa seen mandat. ñoomu neen la. mooy li ma leen wax ci seen alliance bi. neewoon naa la masque yaa ngi wadd. ñi leen di éliminer ngi ci seen biir xeexoo baa ngi ci seen biir tey bennoo defu leen tous parce que lii def maa joxaat raison ne woon naa leen gëwma alliance bi stratégique bi ñuy wax stratégique damante yella bu xam nga bu ñu demee ba ñu yeewi ñu ni ñuy dute seen liste naan dañoo def ay composition Barthélémy Dias xët-xët ji ak détermination ci wàllu xeex bi yëpp na xool ba xam liste ba nañu ko composé am na wala déet na woo ñu ko doon defar mu laaj leen ba xam am na wala déet loolu mooy réalité bi am na te ñoom nangu nañu ni am nañu ne ci seen biir di yàq di saboter mais nanguñu ko accepter qu'est-ce qui se passe Yewwi ak Wallu seen jeu bi ñu commencé bëgg démb ak démb du jàll parce que comprendre nañu leen ku ne da nga war nekk ci sa logique ak sa dynamique ñu doxal ñun ñëpp est-ce que liste départementale bu Wallu valide na wala validul
pourtant am nañu départemental bu wàllu valide na wala validul jàll na wala jàllul bu jàllee ngeen xam xam nga de façon globale dañ ni waa wàllu rejeté nañu leen am nañu 48 heures pour yundulu mais validité bi est-ce que dañu ci préciser invalidité bu liste bu Ndakaaru je ne pense pas yeneen motif la sëb la li ko bënn ngi ci biir alliance bi laa leen woon aw ma ci moom confiance gaw ma leen parce que li ñuy joué bis bu leeree ci kanamu Sénégalais yi ñu boole leen ñoom ñëpp weddi kan moo sabab jegeyantu diggante wàllu ak kii ñu ngi wax ay Déthié Fall ban affinité la am ak Karim Wade ba ñuy déggoo ba monté lu kenn xamul caaxaan baaxul waaye dañu wax Sénégalais yi dëgg bis leen Sénégalais yi weddi seen jeu yi nag daañu xam ne caaxaan baaxul mi ngi noonu caaxaan baaxul sëñ Saliou Gueye est-ce que nag mën nañu dut baanaam tuuma nguurug Sénégal wala nguurug Macky Sall ci bu ñu leen waxee duñu bokk ci yooyu rek élection ba xët-xët ya sax tàmbali fa jip ñuy fàttali itam seen mandataire national ba Déthié Fall ma nga woon ca foofule ci buntu direction des élections ñu teewlu Barthélémy Diaz. attendez que la sama boy ñu ngi ñëw boy ñu rek ngeen for pro benn liste chef ils ont invalidé notre liste ça ne passera pas ça ne passera pas mais parce que dañuy wax ak ñoom ñuy def ko dama ne ils vont pas vous allez pas voir la liste de Dakar parce que c'est pas comme ça que je comprends le maire de la ville je pense non ils sont matriculés à l'intérieur on n'acceptera pas non vous inquiétez pas dama ne boy ñëw dama ne ba gars yi ñëw rek dem leen wuti la fond parce que gars yi ñëw mi ngi noonu Barthélémy Diaz ak ñi mu àndal ci xët-xët yooyu jàppale ne sax jamono ñu àddoo ngeen ni teewlu ñu ngi amal ak janok way taskatu xibaar yi njiitalu bokk moomeel bu ville bu Dakar moom Barthélémy Diaz xëy na daan ci ñëw ci lu mu yaatoo ci sunu yoonu jotaay xibaar yi dikk ñu des ci wàllu yi ba léegi ak mbirum investiture yi ci élection législative yi ba léegi gis nañu ne dafa créer ay frustration yu bari rawatina ci coalition yu nemmeeku ci opposition bi coalition Yewwi Askan Wi nag lañ ci gën a ràññee bokk na ci nga xam ne yëkkati nañu seen kàddu naqarloo xeetu frustration gi ñuy dund ci boobule coalition Moustapha Guirassy Moustapha Sy Djamil Cheikh Bamba Dièye ak maître Moussa Diop ci ab communiqué leader yooyu yëpp béjji nañu seenu ko naqar ci nun ko doxalee ñoom en tout cas kilifa Yewwi Askan Wi ñu teewlu ci Safi Touba Ndiaye mi ñu ko jàngatal. agi jot na bu maître Moussa Diop PNG parti nouvelle génération bu Mamadou Lamine Thiam appel 3J bu Aminata Lô Dieng bés du ñàkk bu Serigne Mansour Sy Djamil crédit bu professeur Amidou Dat FPRS bu Djibril Diop FSDBJ bu Cheikh Bamba Dièye 7 bu Moustapha Bamba Guirassy par Suxali Sénégal bu Abdou Karim Fall lii toll si juróom-ñeenti parti yu bootu ci Yewwi Askan Wi yoo xamante ne ñu ngi nakarlu tey dàq ba mu set rek li ñu jàppee comme procédure anti